auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala seydina muhammad kanzilil axdam nabiyul umi wala li wax saabi ajmain rabbi saxli sadri wa yasir li amri waxlul xodatu min lisaani yaxu xawli. suñu mbokk yi ñuy déglu di ñu suivre suñu chaîne YouTube bi dañu dellu si ñëwati pour def ak yéen pour suñu benn waxtaan suite niñ ko tërale woon ci waxtaan ci planète yi ñu defoon ko ci Shamsu di jant bi continuer waat defoon ko ci xamar di weer wi. léegi ñu ñëwoon tey ji pour continuer waxtaan woowu pour def ko ci planète bu ñuy wax Mercure di Xotarit. léegi avant tout dañ leen di demander à ce que ngeen def suñu ay abonnement ci chaîne bi pour ñu ko deful woon après appuyer ci cloche notification bi ba ko defee ngeen mën a jot vidéo yi buñ ko defee dans les brefs délais. léegi nag bu ñëwee di waxtaan sur planète bi ñuy wax Mercure di leen xamal ne moom dafa am benn diamètre de 4800 kilomètres te nekk digganteem ak moom Mercure 4800 kilomètres la am de diamètre te dandanteeg jant bi de 58 000 kilomètres fukki junni ak juróom-ñetti junni kilomètres. léegi dina def rotation muy tour wëndeelu bu muy def ci ginnaaw jant bi de 88 jours daanaka ñetti weer la. boo ko xoolee nag moom Mercure moomu couleur am dafa xaw a gris foncé te doon planète boo xam ne bu am solo la ci dundu doomu aadama parce que dafa bokk ci planète particulier yi di doon planète individuelle te boo ko xoolee moom la ñu jagleel lépp loo xam ne dafa dem ci wàllu intellect mooy wàllu xel ak lu nit ki di nattee ci wàllu yooyu la jëm ci xalaat ak càmbar. moom nag boo ko xoolee moom Mercure moomu ñu koy Xotarit dafay def lu ñuy wax rétrogradation di mooy dina dem bu nekkee ci orbitam di dox buy wëndeelu autour du zodiaque mën na dem ba mu yàgg après nga gis mu mel ni luy dellu gannaaw. mën na ñëw ba ci par exemple fii ci Surtaan du sori nag moom toujours jant bi parce que seen diggante toujours li koy séparer 20 degré ak juróom-ñett lay doon. bu demee ba nga xam ne mu romb na jant bi bu naree weesu 20 degré ak juróom-ñett rek day mel ni lu taxaw àndaat ak jant bi du ko weesu mu te boo xoolee day jékki-jékki delluwaat gannaaw féete jant bi gannaaw. bu ko defee ñoom ñu ànd di dem ndànk looloo tax daanaka moom révolution autour du zodiaque jant bi da koy def ci 365 jours moom boo koy xool da koy def ci 357 jours donc gis nga daanaka yuy ànd la du ko sori trop. léegi nag boo xoolee toujours buy dox bu demee ba nga xam ne def na juróom-ñett fukki fan ak juróom-ñett avant loolu le muy def rotation bi ci tuuru zodiaque bi fu mu ko fekk bu defee ñetti weer rek da ngay gis dafay defaat lu ñuy wax rétrogradation dina ko def pendant 24 jours donc dina delluwaat gannaaw donc lu mot 24 jours après mel ni luy déparaat buy déparaat nag da ngay gis ne jamono yooyu dafay am doole trop moom Mercure. boo ko xoolee nag comme ni ma leen ko waxee mooy planète bi ñu jagleel lépp loo xam ne ci wàllu xalaat la jëm ci le mental processus de pensée yooyu pour résoudre des problèmes ba nga xam ne li nga ciy jublu indi sa xalaat jël ay décision maanaam tranché foofu apprentissage boo koy xool ak les petits déplacements yooyu à cause de jaw saawu bi parce que c'est la maison des parentés boo xoolee déplacement yi yu jige yooyu xam ne yaatuwul trop en général moom mooy significateur bi.
fii aussi planète de l'apprentissage à cause de fii vierge bi di sunbalatu moo tax ñu naan Mercure planète d'apprentissage la lu jëm ci wàllu liggéey ak routine bi nga xam ne bés bu yàlla sàkk yaa ngi ci nekk di ko def loolu organisation boobu Mercure moom moo koy def moo tax boo seetee en général les très grands avocats les très grands mathématiciens wala les grands commerçants yi nga xam ne ils sont bien assis yooyu boo xoolee organisation boobu ak sérieux boobu Mercure moom moo koy royane bien sûr en symbiose ak yeneen aspect jokkaloo yu mu def ak yeneen kawkab yi ci biir burju yi waaw parce que boo gisee moom dafay planète boo xam ne dañuy wax dafa neutre mooy farul fenn léegi boo ko gisee en général burju bu mu dugg rek burju boobu dina ko couleur doxale na ak yeneen yi mu jokkool ci ay burju daf leen di jagleel loolu la muy lu am solo ci wàllu Mercure léegi pour dellu si ci moom ni ko yàlla bindee boo xoolee moom dafay planète boo xam ne këram dafa am ñaari gàngunaay daf këru bëccëg ak këru guddi boo xoolee benn këram dafa dëkk fii ci par exemple fii ci vierge ñu koy wax sunbalatu foofu domicile am la domicile boobu bu fa nekkee ci wàllu doxam bu demee ba dugg foofu day nekk en domicile donc dooleem dafay yokk trop noonu dooleem di yokk trop day doon place boo xam ne bu am solo la ci wàllu ñaan ak yu demee noonu lépp loo ciy liggéey mën nga ko jël comme significateur bu duggee fii daal dina am solo trop du ko teree nag def liggéeyam ci yeneen buruj yi yëpp bu fa tolloo waaye fii nii dafay am solo trop ci moom maanaam lépp lu mu mënoon dafay yokk doole bi dafay gën a am doole ba li muy def daf koy gën a mën li muy def daf koy gën a mën de telle sorte que dafay am benn rayonnement bu am solo léegi bu jógee ci domicile am fii ci sunbalatu dafay continuer di progresser fii domicile la première bu ñëwee ba fii tamit dafay nekk lu ñuy wax mu tëddate en exil parce que fii ci xawsu la dafay opposé ak dëkkuwaay bi nga xam ne moom moo nekk ci jawsaaw parce que ñaari kër yi la am jawsaaw ak sunbalatu ak jawsaaw léegi nag kër gi nga xam ne dafa opposé maanaam dafa janoog bële këram gi mu dëkk muy juróom-ñeenteeli kër gi ñu koy xawsu fii di Sagittaire foofu dafay nekk en exil dooleem dafay wàññeeku tuuti par rapport ak opposition boobu muy def ak këram léegi nag bu jógee foofu di jàll di dem ñëw ba ci xóot fii day nekk tamit en exil bu nekkee en exil par rapport ak këram gi nekk ci sunbalatu te fii bu nekkee ci sunbalatu fii am na leneen lu ñuy wax loo xam ne mooy exaltation fii lay xabtaloo kër gi nga xam ne toujours dafay opposé nag fi muy xabtaloo te moom la ñuy wax donc chute fii tamit daf fii nekk en chute dooleem tamit dafay wàññeeku donc mën nañ koo màndargaam bu ñëwee fii xawsu dooleem dana wàññeeku bu ñëwee fii xóot dooleem dana wàññeeku waaye du ko tee mu def liggéey muy def continuer moom noonu la Mercure di xotarit di doxee planète bu am solo la comme niñ leen ko waxee woon ñu bàyyi ko xel bu baax te di ànd ak moom ci lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu par exemple ay placement yoo xam ne wala nga war a def ay déplacement yu ndaw wala nga am ay place investissement ay réunion yu mag examen concours yooyu toujours ñaan yooyu buñ ko bëgg a def wala prise de décision yu am solo yoo xam ne bëgg nga ko def mën nga ko def ci bu nekkee ci jokkoo ak yeneen burj yi wala mu dugg ci kër yi nga xam ne dafay am day nekk Mercure plus wala xotarit ak lu ci dollee ko parce que dooleem dafay yokk trop ñu bàyyi ko xel ci wàllu liggéey yooyu ci wàllu bésu ñaan yooyu ñuy def ci jamono yu mu duggee ci biir zodiaque bi bu koy tourner ci diir boobu la di leen ñaan nag ngeen def seen abonnement
ñi ko deful ba pare appelé ci cloche notification bi te di la leen di yëgal ne après niñ ko toppee woon noonu boo xoolee moom Mercure beneen yoon dinañu ñëw ci Zohrata ñu koy wax Vénus def waxtaanam moom tamit wan leen ay këram yi nga xam ne foofu la amee doole ak fi nga xamee ne fa lay wàccee tuuti ci donc ci wàllu jumtukaay yooyu ñu koy jëfandikoo pour def suñu ñaan parce que boo jëlee xotarit mi tey jii moom la ñu màndargalee ni da nga gis genn wàll gi dafay lëndëm ñu baax genn wàll gi du ñuul waaye loolu du dara ci moom lu dul liggéey di leen ñaan dox daje ci jamono bu néew incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah